merci de votre fidélité à la RTS2 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte nag dalal leen ci 31 août bii ñu nekk di nekk mardi ñu ngi leen si jaajëfal di rafetlu bu baax seen teewlu ci suñuy émission rawatina émission bi di tam-tam tey nag comme tous les mardis dañuy am mbégte rek dugg ak yéen ci environnement ndaxte jamono ji moo ko laaj surtout waaye tamit environnement ak Marième Mbengue bu ñu ci jógee dinañu ànd ak Badou ci lii di cinéma bu ñu ci jógee dinañu ñëw ci Ndaali nag buzz et musique lay def waaye tey nag dina fas yéene ànd ak ñun ci buzz waaye tamit bu loolu weesoo dinañu am mbégte nag waxtaan ak suñu un invité boo xam ne mi ngi tudd rek Dial Thiam nekk acteur comédien coach d'acteur nekk aussi metteur en scène dinañu ci waxtaan ak moom wéyal ak moom ci biir waxtaan bi yépp dinañu ci gunge alors tey nag dama kontaan ndax da nga ñëw may ma Saint-Valentin defal ma rouge defal ma noir def si toq doore Mariam nuyu naa la kontaan ci sañse bi. Rougui jërëjëf fay naa la te di la nuyu bu pata. noonu ni nga ko waxee noonu la de gis nga fleur yi sax dama la ko cee defaaleel. ci biir dañ ma koo may ci noir bi. tey nag environnement. Rougui li nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee mooy e-déchets. très bien. e-déchets bu ñu koy wax mooy les déchets d'équipement électrique et électronique. d'accord maanaam mooy ordinateur yi yàqu yeeg. portable yi. téléphone yeeg. micro-ondes yeeg lépp li nga xam ne rek dafay fonctionner via l'électricité. loolu la ñuy waxtaan incha allah. te di mujjee nekk déchet. lépp te déchet la ñu mujjee. dinañ ci ñëw ci kanam incha allah. alors comme tous les mardis ni ma ko waxee sànq Badou tamit daf ñuy gunge ci biir tam-tam Badou nuyu naa la nga ñuy indil tey cinéma lan la ñu mën a xaar tey ci cinéma. waaw maa ngi delloo nuyoo bi Rougui di nuyu. borom ndëndi ndaali sama xarit di nuyu suñu invité Dial Thiam tey nag dañoo demoon defi benn reportage tey dañ nar a wax ci jeu d'acteur. très bien. lan mooy jeu d'acteur lan moo composé benn acteur lan moo war a mën a defar acteur tey ci loolu lépp dinañ ci xuus ak suñu invité incha allah. incha allah ci kanam lay doon. alors Ndaali. wala bokk. kontaan naa si yow de. mais fii la waree. mais tey da nga ne ma musique du am quoi tey du ñu baal dañuy buzz. waaw ah dafa xew. buzz. temps yi dëkk bi buzz. fay naa la di fay soxna ci meng yoo fi géej. nuyu sëñ Badou. du yaatu Mayacine Dial xam nga yow. maa ko xam Mayacine Dial jale bu ñuul la bu weex. ay waay waaw Dial ñu ngi lay siyaar. ba yaa ngi am jàmm. waaw tey de moom dañuy waxtaanee buzz. li xew ci jamono ji. de l'amour à la haine wala de l'amour de la passion waaw affaire bi jaxasoo benn genre novelas la. dëgg la waaw mbëggeel daal. boo xaw a mujjee ci tribunal ci kanamu juge. jalousie laxasu ci. waa ci li ñu waxagum. waaw mais tribunal ba am na yeneen yu fa feeñ. dinañ ci ñëw ci kanam ak yow te dama ko yàkkamti sax. noonu lay demee tey naa yaatal de. ci kanam lay doon ci biir buzz et musique waaye tey buzz la ñu fas yéene waxtaan ak yéen dama koy annoncé léegi nag ñu am un acteur sur le plateau ndax bu ñu ne cinéma il faut que ki nga xam ne moo koy dund. ñu mën ci am xalaatam. Dial nuyu naa la di am mbégte nag dalal la ci plateau tam-tam. waaw mbégte mi dañ koy partagé rek wasaare ko ci yéen ñëpp. waaw di nuyoo. di wax ne bég naa. et puis voilà c'est toujours un plaisir tey jii ñuy partager pour wax ci cinéma parce que dafa di yoon quoi. Sénégal tey jii dañuy jaawale lan mooy théâtre ak lan mooy cinéma. surtout donc plateau yi mel nii c'est toujours un plaisir ñuy ñëw pour leeral tuuti rek sénégalais yi ñu xam li ñuy suivre lan la parce que tamit des fois comme ni ko sama waa ji waxee léegi ndaali bari na ñu ko jàppee mbiru buzz te du mbiru buzz métier la. te nekkul foofu métier la tey métier bu jara tarbiwu la. macha allah dinañ ci ñëw ci kanam di nga ñu waxal lépp li nga xam ne moo nekk ci biir. alors dañuy dem régie dellu siwaat daal di tàmbali waxtaan bi. alors ñu junj leen ko léegi li nga xamante ne mooy environnement dinañ ci ànd ak Marième Mbengue e-déchet la wax e-déchet nag buñ ko dee wax mooy déchets yi nga xamante ne dafa jóge ci équipement électrique et électronique sonal ñu lool nag nekk ay ordinateur ay téléphone ñu ñuy utiliser di ko jënd surtout nag li ci gën a doy waar conteneurs yi di ko yëpp di ñu ko indil Mariam mu doon loo xam ne du ñu xam après ban njeexital lay am ci suñu environnement. waaw Rougui yaa ngi wax lu am solo parce que tey bu ñu nee e-déchet lan la ñuy wax mooy déchet d'équipement électrique ak électronique
laata mbir mi di nekk déchet lan moo ko indi xam nga dañ ne tey nouvelle technologie yi da ngay gis portable day am bu xew léegi nga tourné beneen bu ko gën a xew gën a bees génnaat surtout da ngay yàkkamti jël portable boobu teg ko fee jël bi xew léegi booy xool ne évolution technologie bi tey jiiru gi moom mooy indi lu baari ci li nga xam ne moom mooy waral i déchets yi parce que même bu dee ordinateur bi da ngay gis bu dee mag la wala leneen à chaque fois dañ naan bii génn na bee moo ci topp leneen moo ci topp parce que booy xool ni tey fii ay fil moo ci nekk soit dafay nekk ay micro-ondes wala ay ordinateur wala ay téléphone wala tamit ay appareil café loolu yépp tey buñ ko utiliser ba pare ci lan lañ koy def mooy dañ koy sànni fan lañ koy sànni léegi nag li jar ñu taxaw ci mooy conséquence bi nga xam ne moom lay indi ci wàllum environnement surtout parce que tey bu ñu xoolee ni yii yëpp yu ci ëpp dafay am ay produits yi nga xam ne c'est des produits chimiques mooy des produits dangereux léegi parce que tey loo gis ne dañ koy defar xoolal fii tey boo xool yi ci ëpp ci ay ordinateur lay génnee léegi ordinateur bi muy génn lan mooy tax tey nga koy gis nii rugi dafay bokk ci li nga xam ne tey moom mooy waral li ñu naan démantèlement te démantèlement bu ñu koy wax maanaam dañuy jël ordinateur bi tas ko parce que ci biir ordinateur bi dafay am or dafay am cuivre dafay am plomb dafay am argent léegi démantèlement boobu tey sama mbokk yi nga xam ne tey bawol yi booy xool dañuy dem mooy ci wàllum recyclage da ngay gis ne dañuy jëndaat yenn yi ay ferraille lañ koy woowee wala dem jëndi ay ordinateur ngir gindi li nga xam ne tey moom mooy cuivre wala mooy or bi wala mooy plomb bi mais ñoom duñu jël yenn précaution bi en général da ngay gis ku jël marteau rek dóor mais marteau boobu ngay dóor écran boobu nga xam ne tam ci ngay dem am na ay produits dangereux yi nga xam ne tey dafay indi cancer d'accord parce que tey boo jëlee sa marteau dóor jëloo temps def lii wala def laa mais également am na li nga xam ne moom la ñuy woowee rugi démantèlement moderne démantèlement moderne bu ñu xoolee ni Sénégal am nañ benn structure boo xam ne mi ngi tudd Sénéclic boo ADIE ci ñoom la affilié wu d'accord ñoom démantèlement moderne bi ñuy def mooy lan ADIE mooy agence de l'informatique de l'État d'accord bu ñuy def mooy dañuy jël ordinateur bi gindi ko buñ ko gindee ndànk te dañ koy dépiécer parce que dañ ko jàng def nañ ay formation jëmale ko ci yooyu très bien après dinañ mën a ber cuivre bi ber plomb bi ber leneen ak leneen ba li nga xam ne moom mooy les produits rouges lañ koy woowee très bien te dafa mel ni sax c'est des personnes à mobilité réduite ñoo koy def loolu mu doon lu am solo ndax ñooñu tamit dina participer ci seen inclusion dans la vie de l'entreprise bien sûr gi parce que ñoom boo leen xoolee ay handicapés lañ yi nga xam ne yu xarañ macha allah def seen formation très bien xarañ ci li ñuy def ndax boo leen fekkee ak ni ñuy jëlee seen temps di liggéey da ngay fàtte sax ni ñoom seen mobilité dafa réduite surtout parce que lépp la nga xam ne tey muy wàllum formation wala xarañte boo demee da nga koy fekk ci ñoom tàggat nañ leen ci ba noppi boo gisee ni buñ jëlee ordinateur ba démantelé ko ba pare buñ la koy dugalaatal da ngay taxaw di xool yow sa bopp da lay jéem très bien donc dañ koy reconditionner ñoom dañ koy defaraat parce que en général xam nga ADIE dafa am convention ak yeneen réew mi très bien yoo xam ne des fois dañ leen di jox yi nga xam ne tey mooy appareil ordinateur yuy waaj a jeex léegi au lieu ñu sànni ko yenn dëkk yi dañ leen koy yónnee jox leen ko ñoom aussi ñu am programme boo xam ne dañ koy yóbbuwaat ci école yi très bien d'accord di équiper salle numérique yi très bien parce que boo xoolee école yu bëri boo fa demee ADIE nga fay fekk très bien ñoo xam ne dañ fay teg salle numérique di tàggat xale yi ci wàllum initiation à l'informatique très bien parce que loolu dina dimbali xale yi ñu exactement mën a manipuler li nga xam ne tey moom mooy ordinateur ba pare ñu xamal leen composantes yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci ordinateur très bien kon ñoom it dañuy participer ci éducation xale yi surtout mais man question bi may posé rugi mooy tey bu ñu jëlee ADIE xool aspect éducation bi liñ ciy participer mais au-delà de ça ñi nga xam ne tey dañuy jël li nga xam ne ordinateurs yi ñu ngi waaj a jeex wala ñu ngi waaj a yàqu parce que bi ñu xoolee ordinateurs yi dafay def ay 3 ans wala 4 ans rek après mu jeex mu obsolète mu obsolète mais léegi ça veut dire que ni ñooñu est-ce que dons yooyu ñuy joxe waruñu ko xoolaat effectivement est-ce que dons yi du dañu bëgg a libérer seeni déchets ñoom tamit parce que durée de vie bi tamit du bari trop courte d'accord loolu dafa jar ñu ciy bàyyi xel surtout parce que tey loo xam ne dañ la koy jox xale bi jàng ci d'accord ça participe à l'insertion bien à l'éducation de l'enfant surtout mais ci ban moment ak ban waxtu ban moment ak ban waxtu fu am solo nga nekk tegal sa baaraam ñu ñëw ci Badou alors dégg nga sujet bi
lan nga ñu ci mën a apporter. waaw man kay sama xam-xam sax dafa màccul ci loolu mais j'ai juste une question moo bëgg poser Marème rek. très bien. est-ce que nu ñuy dajee ordinateurs yi wala kii nii du am ay naka ma sax ay retournement yu néfaste si ñu koy daje et tout. bien parce sûr que am na ay composants yu nekk ci biir ordinateur yoo xamante ni ay rayons ay ondes ay cuivre yooyu noonu war na mën na jur leneen. nu même bu dul cuivre beeg yooyu xam nga moo tax ñu ne démantèlement moderne. tout à fait démantèlement exactement traditionnel. te wax nga ko parce léegi que sax. démantèlement traditionnel bi ki koy def mooy ki nga xam ne du initié deful formation kooku day ñëw rek nu mu ko dóoree ba jot ci li mu ci soxla rek lay jël dem. soit bu dee carte mère la soxla da koy jël dem. bu dee beneen produit la fa soxla da koy jël dem. moom le fait que lii ndax da koy gaañ wala dafa dangereux pour sa santé moom loolu intéressé wu ko parce que xamu ko. mais ki nga xam ne tey jii xam na ni ci biir ordinateur bi am na ay produits yu doy waar. moo tax boo xoolee waa Adiye waa Char sax ñoom lay wax Sénégal ñoom dañ koy teg dañ naan lii moom mooy les déchets rouges déchets orange déchets verts bu ci nekk dafa am tur bu ñu koy tuddee. déchet rouge bi nag mooy bi nga xam ne c'est trop dangereux. te loolu mooy waral dafay joxe ay produits cancérigènes parce que li ngay jël sa marteau wala jël leen rek doo bàyyi xel ci liy jóge ci yow di duggaat loolu dafay indi ay jafe-jafe yu bari ci wàllum santé. moo tax da ngay gis des fois dañuy sëqat. dëgg la des fois dañuy am ay feebar jàngoro yoo xam ne ci biir la leen di indi. ferrailleurs yi kon sonn nañu. non dañuy sonn parce que parfois ndaal yi mën nañ cee jëlee leneen loo xam ne sax day gàllankoor seen wér-gi-yaram alors que ñoom comme lañ ci doon wut. évidemment parce que bi kii expliqué léegi man xaw ma ci woon di lépp sincèrement mais après daf may delloowaat ci ma toppaat historique gu fa muy jóge ci kër ga. surtout charretier ba koy jënd. xam nga fa muy jaar ba muy àgg ca ki muy wax ni di bawal bi soit wala keneen kuy liggéey ci ferraille et souvent da ngay gis ne ñooñu ñëpp xam umpale nañ lii donc aussi y a une part de manque de communication boo am ci ñooñu dëgg la parce que ñi nga xamante ne ñooy lëkkaloo ak Institut des sciences de l'environnement de l'UCAD ak ñi nga xam ne ñoo nekk fac sciences et techniques dañu wane ne gestion les déchets de l'environnement ñu bari dafa tënku ci ñu bari ci ni nga ko waxee nii mooy distributeurs yi recycleurs yi ñi nga xam ne ñoo koy importer parce que tamit bu ñu fàttee les conteneurs ñiy ñëw di venant yi di indi tamit des matériels électroniques et électriques di ko dugal ci réew mi alors que yu ci bari c'est même pas consommable ay mbalit lay doon jàll non man moom fu mu toll nii wax dëgg yàlla sama xam-xam màccu ci woon mais d'après explication bi xaw ma noonu la demee quoi en fait man je disais juste que voilà daan doole la et puis yàqalu leen dara loo xamante ne comme mi ngi indiwaat koom ci ñoom rek nit boo amee dara sa kër rek bu la neexee wool gars yi ñëw jox leen ñu dem luñ ci mën am ñu am ko mais day baax au fait communication yu mel nii ñu gën di ko promouvoir pour xool nan lañ leen di dimbalee ñu xool leen lu nekk fa lay jaar étape par étape parce que tamit nit ñu bari ñi ngi feebar ñi leen laaj fa lañ jëlee seen feebar or que genre détail yu mel noonu moo tax quoi donc c'est très important et Marème lii bu ci mënee di am bon je sais pas 2 fois dans la semaine ou pas mais fexe même bu dee de bouche à oreille sax dem seeti gars yi ku nekk mun doon loo xamante sensibilisation la quoi ñu dimbali leen ci xool nan la mën a utiliser aussi yeneen support yëpp mais c'est vrai lu nit ñi war a xam la lu nit ñi war a xam la Mariam détails yi bagages yi quoi waaw lu nit ñi war a xam la parce que tey booy xool ni sensibilisation mi ngi am sax ñu ngi waaj a indi benn loi boo xam ne loi pour les déchets la très bien parce que loi boobu état bi avancé na ci torop gis nañ ni am na ay protocole bind nañ li nga xam ne tey moom la ñuy fas yéene teg daan yeeg yooyu yëpp ñu ngi koy préparé mais génnagul te loi boobu bu génnee dina dimbali ñu bari xam nga tey nit ku ñuul muy ku mu mënti doon si ñun la ñuy tere teg ca daan moom nga gën a mën a bàyyi xel ci li nga xam ne tere wuñ ko daan absolument léegi loi boobu bu ñëwee dina gën a sensibiliser nit ñi nga xam ne tey ñi ngi utiliser les déchets te xamuñu nu mu dem tamit ñu xool tamit évolution parce que tey bu ñu xoolee da ngay gis dina am portable yu yàgg yoo xam ne da ngay jékki-jékki gis ko boo ko gisee mag ñi dañ koy denc lu yàgg wala ay rajo wala ay appareils yoo xam ne lu yàgg la parce que tey waroo am benn appareil rek ne lii xew na rek topp mouvance bi may jël di sànni mais booy jël tout le temps di sànni di teg fee xam nga bu yàggee boo ko dencee denc bu yàgg di nga ko sànni dalay sonal léegi nag te loolu foofu nag bu ñu fa tollee sax Mariam dama la bëgg a laaj rek maa ngi lay këf de nag baal ma mais ban solution la ñuy mën a teg si loolu
parce que ñun ñëpp am nañ téléphone bu yàqu wala écran bi toj nga ne lii de balaa ma koy changer ma dem jëndi beneen téléphone wala nga am machine à laver bu yàqu ngay waajal naan xaaral ma réparer ko yooyu réparation bi cher nga bàyyi ko fa dem wuti beneen comment on peut utiliser ces outils là nga xam ne soxlaatuñu ko naka lañ ko mën a def. waaw xam nga dafa am loo xam ne dañ koy wax naan valorisation des déchets. très bien tey bu ñuy wax valorisation des déchets mooy dangay fekk mbalit loo xam ne mbalit la nga jël ko jox ko benn poids wala benn importance boo xam ne. di nga ko mën a jariñoowaat dugalaat ko ci biir askan bi. très bien mooy recyclage bi ñuy wax recyclage très bien léegi nag tey foofu at yi dañ ci am politique bu am solo. parce que da ngay gis ne tey ñoom dañ naan dañu dem ba ci biir structure de l'État yi maanaam tey ñu ne RTS lépp lu seen ordinateur yi yàqu. wala lépp lu seen imprimante. wala lépp lu seen caméra yi yàqu wala nangam ak nangam indil leen ñu ko. kon ñooñu. loolu boo leen toppee lépp luy déchet nga yóbbuwaat ko foofu. am nañ foo xam ne dañ koy stocké teg ko fa. te fi ñu koy teg c'est pourquoi. pour ñoom jéem a xool au lieu que muy dem si biti nit ñi di ko utiliser ci noo xam ne xamuñu nan lañ ko war a utiliser. ñoom ñu jël ko utiliser ko démanteler ko li nga xam ne moom mooy les déchets rouges ñoom tamit am nañ fuñ koy yóbbuwaat. très bien ak pièces yi ñu ci mën a récupérer. yi ñu mën a récupérer reconditionnement. parce que li ñuy récupérer l'importance xam nga lan la ruggee. mooy boo amee benn ordinateur boo xam ne dafa yàqu ci biir. dañuy dem jëli benn ci marque li nga xam ne jël nañ ko ci e-déchet. parce que booy xool li yàqu du ordinateur bi yëpp ay yàqu. surtout dafay am benn matière boo xam ne moo yàqu ci ordinateur bi. tout à fait am yeneen yoo xam ne dafa baax. léegi yeneen loo xam ne dafa yàqu te boo jëlee lii mën na ko fonctionner dañ koy jël def ko ci lii. loolu recyclage boobu ça sera partie de la valorisation de ces déchets. exactement de ces déchets c'est très important. waaw biberon bi xam naa biberon nag xam nga ñoom dañ ne via électricité. maanaam lépp la nga xam ne courant koy dawal. am na biberon bu ma xam. mais comme loolu war nga ci dimbali tamit ñi defar télé. defar télé surtout. parce que boo demee en général gars yi defar télé da ngay fekk ñu teg fa télé yoo xamante ne c'est depuis l'antiquité quoi. te da ngay xam ne lii soxlaatuñ ko et puis ñu ko téye foofu. mais aussi voilà. mooy seen décor ñoom quoi en fait. dañ koy def pour décor. comprendre ñu ne li ñuy def décor noonu danger la aussi. danger la ci ñoom mais ñi nga xam ne ñooy faral ñi ñuy wax venant yi. loolu est-ce que am na solution pour que ñu mën a réglementer li nga xam ne moom la ñuy indi parce que parfois ay ñu ci bari ay déchets rek la ñuy indi. waaw xam nga ñu ci bari lu tax ñuy indi déchet parce que en général rugi venant yi. li koy indi lu ci bari mooy duñ ko jënd. xam nga tey en Europe da ngay gis ñoo xam ne dañuy am benn dépôt de stockage à chaque fois. ñu am lu yàqu seen kër wala ñu teg dañuy dem teg ko fa. léegi ñooñu bu ñu ñëwee tey indi seen conteneur. dëgg la ne dañ ko soxla jël ko parce que yow du la dikkee dara. xëy na dina am nag ñoo xam ne. dañuy dem jëli commandé. wala dem jëndi fenn ci dépôt bi dem fay. mais am na si ñoo xam ne dañ leen koy may. léegi ki ngay may moom muy indi moom lijjantiwul ndax lii baax na wala baaxul. maa la ko wax. nan la ci amee gain bi loolu lay suuraale. jeex na dañuy jëkkati seen déchet teg ñun ñu chargé ci conteneur di indi. léegi nag foofu dañu war a sensibiliser ñi nga xam ne tey. ñoom ñoo nekk bitim réew tey indi tamit bagage. tout à fait xam ne lépp lu ñuy indi muy am électricité di jaar ci courant di jaar ci lépp mën na indi ay loraange ëllëg. ci seen réew parce que tey. bu ñu paree ki ko jënd sax bu yàqoo bu dee 1 mois la ko jël wala 2 mois mu yàqu mais da koy jëlaat teg ko ci mbalit. exactement mbalit mi fan la jëm. exactement parce que boo xoolee tey demal Mbëbës rugi. ñi fa nekk tey di for yenn appareil yi. di for yenn yi parce que ñoom xamuñu. léegi nag yow mi nga xam ne yaay indi war nga suuraale kooku. xam ne nit la sénégalais la comme yow. sa mbokk la sa mbokk jullit la. sa mbokk sénégalais la di ko bàyyi xel parce que boo ko bàyyee xel rek yu ci ëpp doo ko def. defe naa ne comme gi la ñuy gën a seet de. comme gi daal la ñuy gën a seet. mbalit tubaab daawul jaay. mbalit tubaab ñu nañu ko daan formé. mbalit tubaab mais nag dafa am ñu naan te ñu fa nekk léegi ñoo xam ne du ñu say tubaab sax mais ñoom ñoo koy dem récupérer ci tubaab bi. jël ko jox ko ñi koy dugal ci conteneur yi ñu koy indi. waaw daf cee bari nag pour terminer. waaw pour terminer rek gën a sensibiliser ñi nga xam ne tey ñoom ñooy liggéey ci wàllu googu. ñu xam ne neex na trop alal bi. dëgg la baax na am na solo mais tamit di bàyyi xel seen santé. xam ne lii ngay def mën na laa rol rek indi la jafe-jafe. yoo xam ne doo xam fan nga koy yóbbu wala fan la jëmee. dëgg la kon tey dafa jot ñu bàyyi xel ci wàllum déchets yooyu. ñi nekk ci kër yi tamit maanaam di ko bàyyi foofu mu fay yàgg jëmale fa ak suba gannaaw suba. surtout buñ fi amee appareil boo xam ne utiliser tuñ ko nañ ko génne. parce que bu yàggee da ngay gis appareil boo xam ne rugi da nga koy bàyyi sa kër. dëgg la muy ruus di wàcc di tas. mais la tas produit chimique yooyu foofu lay des. effectivement. produit yooyu mën na indi gàllankoor sax sa njaboot. surtout
parce que tas na mais la tas ci biir xamoo ko parce que mën na doon ay composantes molécules yoo xam ne doo ko sax seen. mais léegi bu ñu ko génnee pour finir fu ñu koy yóbbu ADIE. dem yóbbu ko ADIE. d'accord mais ñoom est-ce que duñu organiser benn collecte tamit boo xam ne dina ay point de collecte yooyu récupérer parce que nit ki tamit am na ci ñoo xamante ne tey xam ñoom bëriwul de. waaw xam nga tey wax ni tey nit ñi xam bëriwul de. waaw xam nga tey ndaani li nga xam ne tey kër gu nekk ci Sénégal ku yóbboon say déchets xam nga mën tax a ADIE nañ waxante dëgg. effectivement mais nag ñi ko xam ñoo bariwul comme ils sont organisés ñoom ci structure étatique yi lañ dem surtout foofu la ñuy récupérer léegi mais yeneen kër yi bu ñu leen ko yóbbulee ñoom dinañ ko jël parce que ñoom dañuy def le démantèlement moderne. effectivement et reconditionnement ay checkpoint aussi. xam naa dinañ ci bàyyi xel dinañ ci bàyyi xel te dina ci am solo loolu parce que nag déchets électroniques et électriques yooyu noonu dafay baax ñuy am fuñ ko leneen luñ ci mën a def maanaam wàllum recyclage bi te am na ci solo parce que ñoom it dañuy conditionné dugalaat ko ci circuit bi comme ni nga ko waxee di participer bu baax ci l'éducation des enfants. Bien sûr. Merci li nga indi woon am na solo kontaanati nañu comme d'habitude. Alors dañuy dem régie dellu si waat et on continue avec une autre chronique. Le jeu d'acteur avec Badou tey dañuy ànd ak moom ci li nga xam ne mooy jeu d'acteur nag bu ñu ko dee wax mooy lépp loo xamante ne rek day feeñ te cinéaste bi soxla ko muy ay image nekk ay grimace nekk ay émotion yoo xam ne acteur bi wala comédien bi da koy génnee di ko joxe ba képp koo xam ne doo dégg sax mais yaa ngi gis image yi di nga xam kii ban émotion la am ak lan la bëgg a wax à travers son gestuel Badou. ah Rougui yow rek bu yàggee est-ce que du la def sa coach d'acteur yow bi. def ma assistante est-ce que du la defee le coach d'acteur yow. lépp leer na ma. ah gis nga rek def naa ni li nga fi def leer na nañ. Badou waaw mu ngoog moo ma coaché de. ni nga ko waxee leer na nañ. xam nga gars yi moom li ñu yàgg wax rek. dafa baax nga xam la mooy acteur. la mooy différence entre un acteur et un comédien. dem neen fi defi reportage benn ciné club ñu ne acting club. Et vraiment ça m'a fait plaisir parce que au moins fekk nañ fa ay jeunes yoo xamante ni xam ne ni am na lu leen dese bëgg neen jàngi bëgg neen xam fi ñu bëgg dem ni ils se sont allés ñu dem neen ba foofu noonu pour mën a yokk seen xam-xam ci niveau jeu d'acteur. Donc loolu ça fait plaisir comme ni ma koy waxee nii rek lépp loo xamante ni day avancer loo cinéma bi day tax gars yi gën a mën a jàng. surtout da nga ciy gën a kontaan. surtout tey nag am neen invité. Dial Thiam. képp kuy def cinéma fii def naa Sénégal soxlatul ñu koy présenter. Effectivement. parce que c'est un grand acteur. comme national comme international. Macha Allah. donc moom il est là pour tey mu gën ñu leeral ci yoon boobu man tey bëgguma ci xuus. dama bëgg moom mu ñëw expliquer ñu carrément. loolu daf ñuy neex loolu daf ñuy neex parce que Rougui introduire na lépp ba pare donc dañuy cof rek. dañuy cof rek ñu dem xooli élément bi dellu si. bu ko defee doo cof sax mais da ngay xuus ci biir xam naa loolu. léegi dëkk bi ñëpp ay def produit xale yi ñu ngi nekk ci série yi xam nga jànguñu ko xamuñu lan mooy jeu facial xamuñu lan mooy jeu corporel présence scénique xamuñu ko te pourtant ndeysaan am na ñu ci bëgg xam nga ñi ci bëgg ñi ngi ñëw di ko jàng muy fii acting club muy feneen. financement dara dikkagul waaw wax dëgg yàlla bëgg nañ foo xamante ni tey. fu gën a yaatu fii bu ñu amoon ku ñu jàppale xam nga ni duñu répété ci ay kaw terrasse wala dara dañuy am salle bu baax di fa répété xam nga comme Europe gars yi niñ koy defee ak yooyu xam nga comme ni ñu respecté le milieu cinéma vraiment carrément amuñ kenn ku nekk suñu ginnaaw ñun ñooy dem ak suñu propre moyen xam nga xale yi tamit li ñuy def ñu bëgg ko am na ci ñoo xam ne fu sori la ñuy jugee di ñëw bu fii di répété. amoon courage pour taxaw di jouer. dama doon dem ba casting sax nit ñu bëri ma daw dem ñibbi mais Nita muy coach acting club moo poussé ne ma am na luy nelaw ci yow te da nga ko war a yee. te lu mu gën a neex mooy esprit de travail bu muy def mooy esprit de groupe bi su kenn juumee yaa ngi gis nii su kenn juumee ñëpp lay boole gars yi def parce que dafa bëgg chaque jour rek affaire yi di jaar yoon. man j'ai toujours aimé le cinéma du coup raison pour laquelle ma ne pourquoi pas puisque fii dañu fiy jàngale cinéma lan moo tax du ma ñëw ma wut si xam-xam. loolu moom moo fi indi parce que c'est quelque chose boo xamante ni dañ koy jàng pour mën ko parce que tu vois ici il y a beaucoup de gens yoo xamante ni peut-être ñi ngi feeñ ci télé yi mais jànguñu ko jaaruñu ci raison pour laquelle peut-être muy bëri yenn détails yi te nag loolu laay bañ mu dal ma moo tax ma ñëw jàngi si. seetlu naa ne am na lu ma dese bu bëri
te bi ma ñëwee acting club ba léegi je vois que ça s'améliore maa ngi développé samay facial samay présence scénique sama acting daal ça va instant bi moom maa ngi sant yàlla bu baax. cinéma moo toll foo xamante ne tey jii nii on est obligé ñu dem jàngiwaat ko parce que ñu ngi gis ni production yaa ngi gën a bëri ne pays étranger ñu ngi ñëw fii Sénégal pour mun bëgg a liggéey ak ñun kon donc ñun dañoo war a pare côté yëpp lépp loo xamante ne yaa ngi siy yëngu rek da nga ko war a gëstu te jàng du wees tu vois bu question da ngay feeñ série bu mag wala série boo xamante ne am na doole mooy waroo jàngi cinéma da nga ko war a ñëw jàng ko gën gëstu si quoi gën si utu xam-xam. maa ngi sant ay amélioration yu bëri parce que léegi damay seetaanaat samay ancienne vidéo sax di gis ay failles yoo xamante ne amaana su ma fi teeloon ñëw du ma ko def maa ngi gis changement évolution sama bopp man en tant que personne en tant que acteur. di rafetlu bu baax reportage bi alors ñi nga xam ne ñu ngi ñuy soog a capté yéen a ngi seetaan la RTS2 seen émission tam-tam bu leen fàtte suñuy page suñuy plateforme digitale Facebook bi RTS2 Sénégal ak YouTube bi dee leen ko dugg di seetaan di commenter daf ñuy neex waaye tamit yéen tamit defe naan di ngeen ci jëlee ay bànneex yu bare bari Badou ñu gis ne acting dafa am solo ndaxte soxla nañ ko ci théâtre waaye rawatina ci lii di cinéma. waaw tey jii nii balaa sax may avancer sax damay bëgg a remercier Nita moom moo nekk acting club. C'est vrai que yàgguñu ils ont commencé peut-être il y a 3 mois de cela mais da ngay gis ni am na volonté ba fa nekk te gis nga lu muy wax ni financièrement doxewul noonu ñoom parfois sax ñoom ñooy cotiser pour mën a fay foofu noonu ñu répété ci benn terrasse la. donc du coup yooyu dafay soxla ñu koy souligner pour gars yi gën ci mën a jàpp. parce que gis na ni léegi au moins am na ay xale yu ko topp ils sont conscients ni que dañoo war a jàngi. te topp nañ ko ci te mun nañu teg ci yoon boo xamante ne ku nekk mu ngi ci gis boppam gis nañ ci amélioration. sant yàlla bu wér la wér. waaw après léegi nag tey kay li ñu gën a bëgg a xam mooy suñu première question bu ñu koy posé. mooy c'est quoi un jeu d'acteur nan la acteur war a mel ci kaw plateau. En fait dañuy définition bi dañ koy basé ci jeu déjà. jeu moo am bu ñu nee jeu d'acteur mooy le jeu que l'acteur fait. D'accord. moo tax ñu naan jeu d'acteur. donc jeu lu simple la c'est la reproduction de la vie réelle. D'accord. maanaam tey jii kenn ku nekk ci ñun am na xale suñu kër. xale boo fekkee muy foo ni muy fooyee boo nangoo li muy fooyee day jooy par force. D'accord. bu jooyul tamit dina daw laaxu fenn ba nga ne ko lan la mu ne kee moo nangu li ma doon fooyee. loolooy jeu. Très bien. foo la mais foo bu doon dëgg. D'accord. léegi nag nan lay dëggoo ci artiste bi la dépendre ki nga xamante ne mi ngi ci plateau bi di jouer. D'accord. ça dépend aussi ci situation bi lay jox situation bi lan la. caractérisation personnage bi. et que du doon loo xamante ne lu yomb parce que le jeu d'acteur est compliqué. lu ñëpp xamul la mooy que dafa am job boo xamante ne ni acteur bi moo koy liggéeyal boppam lu réalisateur bi warul xam lu partenaire am warul xam mooy que tey jii acteur bi moment bi muy jouer ci situation bi mu nekk di jouer kenn mënul dem wane bi muy génn gaaleem wala autre chose comme ça day am benn avant-scène boo xamante ne yaa koy créer sa biir bopp. D'accord. te si sa biir bopp boo créer avant-scène boobu du luñ du mën a gis yaa koy installer ba mën a nekk par rapport ak situation jeu bi fi mu toll et puis beneen affaire bi mooy da ngay am say mémoire yoo xamante ne dañuy jouer ci moment boobu noonu quoi. donc ci même moment bi ngay jouer loo mënul wax day am sous-texte parce que tey jii wax dëgg yàlla même bu fekkente ne bon entre guillemets accepté nañ ñu saaga ci règle jeu saaga lañ gën a accepté que waat. D'accord. waaw règle jeu. permettre na la nga saaga que waat. D'accord. règle jeu même bu la ko permettre tey jii dina am situation jeu fu mu lay yóbbu foo xamante ne doo saaga parce que tamit. nit ñëpp comprendre que suñu culture mooy ñu loolu ñun fii Sénégal donc sous texte yooyu noonu ci looy joué waale la moo lay mën a emporter dimbali la ba renforcer sa capacité de jeu fi mu war a mën toll et puis lii ba fii lépp ci jeu lay compter parce que énergie bi ngay toll mooy tax c'est-à-dire des fois dañuy am problème mu théâtre ak cinéma nit ki toog ci saalam di seetaan télé voilà nga woo ko téléphone léegi bu décroché daan xaaral théâtre bi jeex ma woowal non moment boobu nekkul di seetaan théâtre en fait c'est comme li gars yi doon wax théâtre amatul léegi waa Daaray Kocc newuñu fi Daaray Kocc li ñu doon def muy jàll à la RTS captation la woon D'accord. captation la théâtre la mooy sur scène bi sur scène D'accord. captation la ñu jël après tegal ñu ko sur à la télé nit ñi toog di ko seetaan et tout peut-être loolu amatul tu vois moo tax nit ñi duñu comprendre ci lu mel noonu. mais lan mooy différence bi bu njëkk ba ak léegi parce que sur scène bëreetul léegi. si
sur scène mi ngi am ba léegi. dañ ko dul man personnellement maa ngi def sur scène ba léegi. yaa ngi def sur scène. maa ngi def sur scène. maa ngi def cinéma maa ngi def audiovisuel. mais da nga ko jàng aussi. waaw est-ce que ku ko jàngul mën na ko def. ku jàngul. par exemple théâtre mënul def théâtre. d'accord. mais ku jàngul cinéma mën na def cinéma parce que bu ñu indee coach d'acteur looloo koy waral. tey jii ça dépend ci excusez-moi ci profil du réalisateur bi soxla. D'accord. Le choix est personnel par rapport au réal. D'accord. parce que tey jii benn vision wu Del Malick ak benn vision wu Badou mën na bañ a doon benn. Très bien. vision wu Ndaali ak vision wu Rogi du doon benn. vision wu Mariam ak Dial est-ce que benn lay doon du bañ a doon mi ngi mel ni bu ñu bindee sujet de dissertation. ku nekk ak chemin ba ngay jaar. tout à fait. du doon benn mën nañ ñu boole man ak Ndaali même rôle ci casting ñu jox ñu même rôle ñu jox Ndaali rôle bi. jox ma rôle bi parce que casting cinéma noonu lay dépendre. sur rendez-vous la ñu jox Ndaali par exemple rendez-vous ne ko mardi 13h lañ la jox rendez-vous. préparer ñu personnage bi mi ngi tudd Demba. ñu message ma man jël mardi jox nañ la rendez-vous 15h personnage Demba bu Ndaali ñëwee ni mu koy joué ak ni ma koy joué du doon benn. très bien parce que vision yi ñoo dul nekk et benn. le choix leur appartient maintenant. très bien Ndaali. bon gis nga boo xoolee reportage bi ak li mu wax nii. dafa am fu muy delluwaat. parce que cinéma bi demoon nañ wala boog théâtre bi demoon nañ ba commencé gis ni. nit ñi dañ doon commencé di jël ay nit ñoo xam ne defuñu ci cinéma jànguñu ko. surtout ay woykat lañu wala mbër lañu. surtout wala dañoo am célébrité tur rek waa ñu jël la. célébrité lañu entre guillemets sax célébrité bi dañ koy xoolaat. ñu jël la ñu jouer à la place de ñi nga xam ne ñoom lañ jàng. mais aussi ki daf ci interpellé ni amuñu dañu am problème fond. centre socio-culturel nekk Sénégal lu muy jariñ. ah oui. mais actuellement. ñu ngi li tax ci mu ah. compliqué situation pandémie bi. ah oui d'accord. actuellement bon même ci côté théâtre looloo tax boo xoolee actuellement lu bëri amul man je travaille ak benn compagnie française boo xamante ne. D'accord. kooku au moins trouvé na moyen boo xamante ne Sorano la jël captation la ñuy def ba léegi. spectacle scénique yi. captation la pour bañ rassembler nit ñi et tout. mënul woon nit ñi ñëw Sorano toog di seetaan. da ko def après par rapport ak kii yi mu bind. yenn ONG yi muy bind. D'accord. expliquer leen concept bi ni mu ko bëgg defee gars yi dañ ko financé donc dañ ko tourné def ko captation da nga koy jàllale ci YouTube bi ci réseaux sociaux yi daal nga koy jàllale gars yi seetaan au moins mu am lu leen mën a téye pour xam ne théâtre mi ngi existé ba tey. Très mais bien. est-ce que ñëpp am nañ moyen boobu. mais Effectivement. aussi en tant que coach d'acteur wala boog ku nekk ci milieu bi te ngeen gis na léegi affaire bi mu am na prolifération yaatu na. ngay toog di xool série yi ni mu bëree mbir yi ni mu bëree faay yi ni muy bëree te gisuma fenn foo leen koy waxee. sa ñoo ko wax Sénégal nga nekk. boo ko waxee léegi ñu ne dafa iñaan te pourtant li nga leen di wax dëgg la c'est-à-dire. man personnellement su ma gisee wallahi azim même bu ma miinantewul ak Badou bés bu ma dajeeg moom ci mbedd dinaa ko wax. xaw ma nag mu koy appréhender quoi. loolu moom la mais man ce que je dis mooy man Dial wax dëgg yàlla Sénégal aw ma fi concurrent. xam nga lu tax aw ma fi concurrent. je trouve que ñun ñoo war a jàppante. dem surtout. xeex ak waa par exemple je dis instant bi Nigéria. bu ñu xeex ak waa Nigéria bu ñu leen rombee. Tout à fait. ñëw fekk fa waa Burkina. bu ñu leen rombee mais pourquoi pas ñu dem xool ni ñuy xeex ak waa Cannes. bu ñu jugee ci waa Cannes nañ dem fële léegi États-Unis dugg fekk fa gars yi bokk dégg naa kenn ku dëgg de ne. Mariam. évidemment. non mais loolu Mbooloo mooy doole, Sénégal non foofu laa gëm. Ouais. mais ñun en fait dañu war a changer suñu mentalité ñun Sénégal. fait la force, tey jii damay toog gis Ndaali di jouer. Ndaali li muy def. du ma wax baaxul parce que jeu bu baaxul amul. choix réalisateur la. D'accord. mais tey jii nga xool nan nga ko mën a dimbalee mu renforcer jeu d'acteur Ouais. ngay def mais tamit benn instant Ndaali du neex a dimbale parce que Ndaali bu nekkee nit koo xamante ne dafa jàpp ne li muy def ça lui va. Il est satisfait. donc boo ko waxee Ouais. day dem ci bët waa ji dafa fuy. Dafa soxor la ñëw naan man damay kii Ouais, damay esprit ñaan sénégalais. te boobu li nga nga koy dimbali mooy Effectivement. ñaan nga yàlla bu defee production ak rugi Mariam mën ko jëlaat mu dugg ci beneen personnage Ouais. mais ñun fii benn Dial mooy jouer benn personnage la ñuy gis tout le temps fépp waay. après bu yàggee Effectivement et rapidement. comme moom sax Mariam. gis naa ko ci affaire yi. lu gis cinéma. dinaa ci ñëw. en fait man j'ai beaucoup appris ak li mu wax xam nga cinéma dafa doy waar parce que man damay wax ni personnage rek déjà pour nga nekk ko war koo mën a jouer foog nga toog fa ba pare. exact te ni nga koy toogee mooy da nga koy dund. surtout. xam nga tey ki ñu bëgg a jooyloo. rugi du nit ki da nga mën jooy rek dañuy ñëw jooyloo la noonu. surtout. dañ la war a jàngal naka ngay jooyee. ci yan circonstances ngay jooyee. ak foo parce que koy tey jooy Mariam bi. ma jàppale la ci loolu ah c'est pas nit ñëpp ñoo yam yow tey jii boo amee lu la metti automatiquement doo jooy
kii bu amee lu ko metti mën na jooy. foofu tamit beneen différence day ñëwaat foofu. lu tax pourquoi bu nit ki amee lu ko metti bu toogee di dund mettit boobu intérieurement ñu ne non xamul dara fii dafa waroon jooy. non. xamuñu ñun ñëpp yëg-yëg la ay fu nekk sa émotion fi nga koy génnee. ak fan nga denc émotion bi. c'est important ak fan nga ko war a jëlijee parce que am na ñoo xamante ne. peut-être pour utiliser seen mémoire affective ou mémoire sensorielle yomb na leen. très bien mais du ñëpp ko mën. du ñëpp ko mën. mais pour te réconforter xam nga day am ñoo xam ne rugi tey bu ñu amee nakkat dëgg duñu jooy dañuy ree c'est vrai. léegi imagine nga gis que nit ki am nakar reetaan ndax da fekk ne moom nakar gi mu am mais ci bëñ rek la ko mën a génne kon moom bëñam lay jooyee. oui exactement c'est ça son émotion. waaw léegi loolu niñ koy lijjantee question boobu loolu niñ koy lijjantee naka la ñu mën a fexee nga mën a xam ndax kii lii mooy génnee émotion ak kii émotion nii la koy manifester. moom mooy li ma la expliquer c'est-à-dire coach d'acteur bi dina def le tout mais gis nga des fois nit ki tamit bu présent wul non li nga soxla doo ko am finalement da nga koy mujjee bàyyi mu indi la li mu jot a yor rek. xam nga tey jii fi nga toog nii wax dëgg yàlla même bu fekkente ne yow mi ngi mel ni nit d'une manière générale compte bancaire bi li mu fay def ak li muy doxantoo ci mbedd du doon benn. boo ko laajee est-ce que duñu man dama bëgg a dellusiwaat tuuti parce que sànq kii mu ngi wax nit naka lay jooyee ak naka lay retaane yaa ngi tudd léegi nii mémoire sensorielle mémoire affective est-ce que doo ñu tojal loolu. waaw maanaam tey jii nit ki mi ngi ci biir jeu ci moment de situation bi ngay nekk ci sa biir reetaan xam nga yaa ngi ree parce que ree dafa ñun da ngay ñëw technique rek ne ko jouer mu jékki-jékki waaye man mën naa reetaan nga ne ko léegi par exemple nga def jeu d'émotion bu ko jouer loo ngay jouer ak ñoom ci situation nga tegal nit ki ñetti chaise nga ne ko toogal ci bii nga jouer ma colère boo jugee ci bii automatiquement ñëw def tristesse boo jugee ci tristesse demal ci joie mais da ngay gis automatiquement nit ki day ñëw ci joie jóge fa rek wàcc rek ñëw toog day brusque te dafa war a am transition transition boobu boo koy am moo lay permettre temps bi ngay ñëw di toog sa ñaari mémoire ne ci bii mooy mémoire bi nga xamante ne moo lay dimbali nga dundaat moment situation ban situation laay installé ban moment moo ma gënoon metti lan moo ma daloon bi may dal ci lan la ma fekk bi ma fekkee ci loolu après suite bi lan ak lan mémoire yaa ngi travailler situation yooyu donc loolu day ñëwaat ngay installé benn par benn mooy dem en crescendo ba nga sentir que moment bi muy ñëw nag yaa ngi koy gis peut-être da nga war a jooy da ngay jooy man personnellement man en fait sama vision day différent par rapport ak loolu man dama koy chercher mais des fois bu jooy bi ñëw damay jël li ma am parce que doo forcer parce que danañ le jeu c'est la reproduction de la vie réelle et la meilleure manière de jouer c'est de ne pas jouer mi ngi mel ni tey jii bu ndaal yi xam ne ñu ngi toog plateau bi tranquille ñu ngi waxtaan nice et tout mais amaana tey jii bu fekkoonte ni ci biir série la ñu joué loo ñu léegi ma nga ndal non mais ndaal yi non gars yi maa ngi lay expliquer loo xam pour wan ñu ne maa ngi joué non c'est pas la peine d'accord du ko jar donc le naturel non le plus naturellement possible la meilleure manière de jouer c'est de ne pas du tout jouer mais kon dafa mel ni ñoom dañuy xam hémisphère droite ak hémisphère gauche moo loolu la c'est-à-dire mooy mémoire hier c'est que tamit ci moment bi ngay bëgg wala ñu nga teg benn Marème sa kanam ngeen am situation yéen ñaar bu ngeen war a jouer mais Marème nga gën a bañ ci sa àdduna mais ñu boole leen nga war a jouer mais boo ko waree bëgg danga koy bëgg est-ce que Marème ngay gis professionnel lan mooy liggéey ba léegi nit ñi ci mémoire bi da ngay dellu sa papa sa yaay ngay teg sa kanam c'est grave par rapport ak nan ngay détacher maanaam rôle bi ngay jouer ak sa personnalité d'accord il faut déjà man tey maa ngi tudd Dial Thiam am naa nangam ci ay at sama yaay ngi tudd sangam sama papa ngi tudd sangam maa ngi dëkk Médina d'accord loolu Dial Thiam la léegi bii ñu ne ma sa personnage Ndaali la tudd maa ngi tudd Ndaali léegi sama yaay Marème lay tudd sama papa. est-ce que doo jël ñox bi rek comme que ñu ñëpp a xamee foofu tu ne ñox ngay dégg. mais Dial ñu gis aussi beneen situation. waaw maire bi xoolal maire bi jiñ ko portable jur ma sa poul mais maa ngi nii xoolal ubbi ma sama sac ma ne saa dañ ko pare motif. Dial ñu gis aussi beneen jeu d'acteur. ñu ci gis ay scènes yu obscènes. yoo xam ne fi mu ne nii c'est prisé mën nañu ne sax ku ko deful dafa mel ni bokkuloo wala sa série du neex. xew na de. lu xew. ñaar man damay waxee ci ñaar défendre ma mais tamit nit dafa am foo xamante ne yaa fay yóbbu sa xel est-ce que du message bu ñuy lancer foofu. ku nekk ak sa gis-gis message yu lan. ku nekk ak sa gis-gis. tey jii nit toog na saaga boobu est-ce que duñu xool lan moo tax mu saaga mooy maanaam saaga baaxut kii saaga na xale yi ngi toog
yaa ngi dégg kii mi ngi saaga li mu wax ni bul ko wax di baaxul boo ko waxee dañuy dagg sa làmmiñ est-ce que yaa ngi dégg li mu wax ni mais message bi du egg foofu day yem ci saaga bi mais wanuñu ne kii saaga sanctionné nañ ko ba xale bi mën a xam ne ku saaga nii lañ lay non mais est-ce que des fois di ngeen topp suite histoire bi parce que ellipse dafa am cinéma du lépp nga mën a wane ellipse day am tey jii xam nga nit ñi seetaan télé dañ jékki-jékki gis ñuy toog ci plateau bi wane wuñ ñun ñëpp bi ñuy génn suñu kër mais Diallo aussi faut accepter que ni population bi ngeen di jox exactement non maa ngi ñëw pour dama ne ci ñaari côté yi laay waxee ñaari côté yi laay waxee foofu nañ ko jàppee peut-être message buy jàll la bu ko xale bi waxee yaa ji toog wala papa ji mu ne ko nii wala na le ci benn côté je pense que sama début wax maa ngi naan tey saaga même bu dee dee génn nañu bàyyi xel suñu culture surtout donc est-ce que am na ay technique yuñ ko mën a laaxee comme au théâtre may na la lool parce que tey jii théâtre bu fekkoonte ne dama yàlla baal quoi comme bu ñuy dugg néegu góor du na ma yàlla baal sax mais jégalu ci kàddu bu ñuy dugg néegu góor ñun tey théâtre am na beneen règle bu mu ñu koy joxee boo xamante ne bant ngay jël ak benn ciseau wala jaas yi pour public bi toog di seetaan nga wane bu ñu defee takk après keneen dañuy yuuxu ñu wane ne foofu tu as vu xaraf la tu as vu c'est comme tey jii tamit bu dalee tamit ci côté jigéen tamit am na ci neneen ni ñu koy matérialiser donc est-ce que tamit choix réalisateur yi benn lañ man benn instant je dis que tey jii dañ nekk ci société boo xamante ne dafa sensible muy la société sénégalaise donc war nañ mën a éviter situation yu mel noonu donc man moo tax ma ne ci ñaar yëpp laay waxee mais léegi desentuñu ci saaga de dañu dem ci scènes yi proprement dites des scènes vraiment obscènes yoo xam ne suñu culture suñu cosaan ak suñuy valeur mayuñu ko sincèrement non mais en fait moom laa wax rek ma ne bu ñu bàyyee xel suñu culture rek wax dëgg yàlla yu bëri war nañ ko mën a daw certes tey jii en fait pour lancer message la mais message bi foofu dootul jàll parce que nit ñi duñu concentré wu trop ci message ba waroon jàll mais amaana comme ni ma la ko waxee mënoon nañ ko coiffé ormal ko defee ko neneen ci beneen situation par exemple mu doon loo xamante ne tamit bon mën nañ ko ellipser ñu jékki-jékki wax ko ne ko bi situation bi demee nii ak nii la demee kërëk mais xam nga tamit choix réalisateur yi ku nekk ak sa vision est-ce que exactement choix réalisateur la wala da nga bëgg public bi pousser wala da nga bëgg a jaay sa produit wala moom laa relève choix la parce que xam nga tey ñun war nañu xool aussi suñu éducation surtout lim ñu permettre ak lim ñu permettre xam nga tey xale bi mag bi temps bi muy jël def discernement l'enfant ne l'a pas xale bi li muy gis day foog ne war na dem foo ci saasi dem def ko moom tamit parce que imitation la dañuy xool ñun bi ñuy xale lan lañ daan foowee may yaay ji may papa ji kii mooy lii bi kii mooy laaj boobu neex léegi nag amoon naa leen dina ci wax léegi nag bu boobaa xaftaan laay dem duñ daan dem rek xaftaan la xam nga solo xaftaan yow dañu na xaftaan rek non mais daal yi ne pas sérieux quoi boobu neex amoon naa leen di nga fi toj non boobu neex la Badou waaw man de j'ai un avis un peu divergent ak li ñuy wax nii yëpp parce que man comme fi ma ko yàgg défendre cinéma liberté la gars yi tam foog ñu comprendre loolu tamit cinéma liberté la mais à quel prix aussi waaw mooy li ma la wax ni rek mooy liberté mooy maanaam lépp tënku na ci Badou man am naa droit am naa sañ-sañ def lii kii am na sañ-sañ critique ma jal yi feeñ xam nga li ma la non moom laa ni rek xam nga liberté la waaw léegi la kii mais pourtant loolu yàgg na ay réalisation film Ousmane Sembène par exemple ay ceddo ay message ba jàll bari nañ de Carmen boo xoolee Carmen mais c'est vrai mais cinéma la yéen léegi téléfilm yi duré xam nga yéen différence téléfilm yi ak cinéma bi mais téléfilm bu duré support yi ko doon diffuser waaw waaw TikTok yi xam ngay dugg public bi ko doon am accès bokkul ndax bu njëkk ba télé la mën nga am nga sañ-sañu ne sa doom bul seetaan lii wala ñu koy teg heure boo xamante ne du ci am accès mais léegi exactement mais léegi xale yi dañ ci am accès ba aussi après loolu kii feuilleton yi waaw bu baax man xam nga man ban jour daal xam nga man ban jour ban jour laay commencé condamné yooyu noonu yëpp bés bu ñu toogee ba feuilleton yi tamit ñu xeex ko ba mu dem. absolument là ñu toogaat ñu ne voilà infidèle li nga nekkee du dëgg wala ñu ne daal li nga nekkee dëgg waaw du kii du dëgg. non yéen moom vous avez gagné. mais bu ñuy xeex non bu ñuy xeex ñële. bu ñuy xeex ñële. waruñoo fee teg loo xam ne dafay conforter ñële. mais bu ñuy xeex ñële tamit waruñu parce que feuilleton boo ko dee xeex waroo indi yenn série obscènes yi ba pare. bëgg a xeex lële ce n'est plus possible. dañuy xeex lële kay.
jubal. mën a continuer ci lancé boobu. nañ dëkk xeex li. mais yéen jarul xeex ba pare nañ dëkk xeex li ñu importé ba pare. ñu doon xeex li nekk ci suuf. mais Fatou loolu xam la jarul xeex. yéen léegi jarul xeex xam nga lu tax jarul xeex. ay jamono moom rek lañ daan seetaan. léegi yéen rek lañ gars yi di seetaan. léegi les Sénégalais s'identifient à ce que vous faites. ñu ci gis seen bopp vraiment. yéen pare ngeen côté boobu mais xam nga lan moo am important aussi ñu mu jar a bàyyi xel mooy réew bu ne ak ci slaayam. comme li mu wax sànq réew mi dafa am réalité. fii dañu am particularité que religion bi dafa am aada bi am. mën nga jouer li ngay jouer comme ni nga wax liberté am na interpeller ni nga bëgg image bi ni nga ko bëgg a defee. mais aussi fexe mu doon ñu comprendre ko ni message la comme ni ngeen di def ni jaar ci plateau yi di wax. di leeral ni nit ñi di comprendre. parce que population bi recevoir amuñu culture générale comprendre cinéma. surtout. xam image ça parle. xamuñu ko ay jaljali yuy feeñ. il a un problème ak vraiment jàngee nañ ci lu bëri. jàngee nañ ci lu bëri vraiment am na yu bëri yoo xamante ne développé ngeen ko fi ak jàll. yoo xam ne xamuñu ko woon même ñun ñii te tamit defe naa mbokk téléspectateurs yi tamit gis nañ seen bopp bu baax a baax Ndali toj na si kaas bu ko neex waaye ba tey rek dañuy dem régi dellu siwaat daal di wéyal rek ak li nga xam ne mooy. beneen chronique. alors ñu egsi rek ci buzz bi. waaw ndaxte dañu gis benn histoire d'amour. noonu laa ko mën a waxee. bu ma juumee nga rectifier ma. boo xam ne dafa tourner mën nañ ne. au drame wala à la tragédie wala moom daal. doy na waar daal def na buzz base Ndali. dafa xew parce que réew mi. léegi xam nga bu njëkk ba da nga naan def dara kenn du ko yëg. dëgg la léegi dafa nga koy defee li si wéy. nga ni. ndax waaw parce que xam nga la daan xew biir néeg. biir néeg la daan yem. dëgg la la daan xew biir kër wala ci koñ bi la yem ci chef de quartier bi. mais léegi dépassé nañ loolu lépp. léegi vite fait ñu waxtaanee mbir mi ci internet bi. surtout. parce que kaawu Bril ak Dieyna laa bëgg a waxtaanee. d'accord dafa xew. parce que dañu bëggante nag ndeysaan. mais Ndali. waaw ci lu ñu wax. naka la demee exactement ak lan moo nekk au fond du problème parce que bu ma juumulee tey ñi ngi taxaw. waaw tey jii tribunal ñi ngi woon tribunal tey ci suba ñi ngi woon tribunal wax nañ ko nekk. avocats yi wax nañu aussi yóbbuwaat nañ mbir mi ba mardi prochain le 7. mais da ngay désolé. en toute sincérité da ngay désolé parce que mënoon na bañ a agsi fii. exactement. mënoon na bañ a agsi fii deux jeunes yoo xam ne ils ont la vie devant eux. mais Sénégal am carrière bu rafet normalement. mais Sénégal à 2021 ay jeunes a ko yëngal. ñetti jeunes yu moins de 20 ans ko yëngal. premier kaaw jaari saw lañ doon wax xam nga ñu tiitoon ba yàlla def ci jàmm. après ñu dégg beneen cas bi gis nga mooy problème mu Adji Sarr bi problème yi demoon wax yooyu après ñu ngi ñëwaat ci beneen problème mooy tey problème mu Dieyna. y a des problèmes toujours ay fee la ñuy wax ci affaire de xale mais foofu day interpeller aussi que rek ni léegi ñëpp a yem âge. dëgg la problème yëpp ay dem ci internet bi. dëgg la moo tax mu jar di bàyyi xel. mais lan moo xew ci diggante Dieyna ak kii dañ doon génn. Dieyna gis na ci portable waa ji ay image yu ko neexul. wala boog ay message yu ko neexul ak ay yeneen jigéen. comme toutes les filles jalousie moom jigéen yëpp la yéen moom jigéen moom ñëpp ay vérifier ci téléphone yi heureusement man simple la yam. mais c'est normal de parfois. waaw xel nangu na ko mais toujours ku gëstu gis. ku dem bay gëstu na nga attan. n'exclut pas le contrôle de dañuy vérifier de. woykat bi nee na l'infidélité ne se pardonne pas. ça se comprend. ça se comprend mais boo amul nag degré de compréhension doo ko comprendre. non mais l'homme est né polygame. on est né polygame. dégg nga mais léegi nag. même jalousie boobu sax. am na fu mu war a yem. non ci yoon parce que moom lay wax ni moom gis na ko gis na affaire yi mer na bon par la suite parce que c'est elle qui a fait ses aveux. encore une fois moom moo wax li aveux yi fële gendarmerie bi ñu ko convoqué di ko entendre. d'accord mais Bril moom à sa grande surprise aussi bi ñuy jàpp gel bi ci kanamam la. te xamul woon ne moom moo ko déedéet def parce que Bril ba muy porté ji plainte porté wul plainte xale bu jigéen bi. d'accord x la defoon parce que portable bañ ko ba ko xale bi xamalee ne ko portable yi réer na. Bril ci boppam moom bi mu xëyee daa jëndi portable ju xale bu jigéen bi. ci li ñu wax ci soir kon yëgul woon ni xale bu jigéen dara la ci. ba muy porté ji plainte aussi après la parce que njëkkoon na dem porté plainte pour déclarer ni ay bagages am réer na. mais ba mu recevoir ay menaces. ñu koy xamal ne ko dinañ diviser say image yu obscène ak yooyu. chantage ko ci ca la dem porté waat plainte ci loolu.
d'accord mais yow da nga teewoon da nga. waaw maa yoon tribunal kay maa yoon tribunal waaw ñun. day topp bës bi de. man lii moo tax daal moom. xam nga foog ngay fekkee bës bu ñëwee damay kontaan. waaw parce que tey tribunal da ngay gis ne xale bu jigéen bi wax na. d'accord excusé wu na sax auprès du juge. d'accord demandé na clémence aussi. mais noo ko gisee. choc choqué jël da ngay am choc. kaso da ngay am choc te xalaatuloon mu àgg fii. surtout. affaire bi dafa jël tournure boo xam ni mooy li may wax rek li ñuy wax souvent dafa am yoo xam jar na éviter quoi. surtout. parce que moom defuloon lii pour menace jalousie la. d'accord mais nag am nañ dafa mel ni tamit am na ñu nekk si ginnaawam. waaw moom la ñuy cité ne son frère est un ami de son frère bi nga xam ne moom xaritam boobu xaritu frère am bi sax moom italien la nekkoon. ñëwoon xam naa soit vacances la ñëwoon ak yooyu parce que doo jógee ci ngénte la ñëw ci dëj li ba pare dem problème moo ko dal vraiment xam nga affaire bi tourné na tournure bu gaaw bi ñuy def nag enquête yi ci lañ jàpp xale bu jigéen bi. d'accord waaw bon tey avocat am défendre na comme ni avocat yi di def d'habitude gars yi ñu ngi xool mais ñu ngi ñaan aussi ñu bàyyi ko. ñu bàyyi ko jël. waaw dañuy faral di gis lii même ci cinéma nga gis ay réalisateurs yoo xam ne dañ koy jouer ay crimes passionnels ay des tragédies yoo xam ne ci amour lay juddoo ci wàllum cinéma. waaw cinéma àdduna la quoi dafa yaatu donc lu ñu jouer lu ne dafa fekk mu am wala mu war a am. très bien donc li ñuy jouer c'est pour nit ku nekk nga def ci prise de conscience quoi. c'est-à-dire ça dépend ku nekk ak sa gis-gis fi muy toll mooy di nga gis ne message bi am na solo amal na la njëriñ jël ko amalu la solo amalu ma njëriñ fa laa koy bàyyi dem moo tax des fois en fait seetaan pour seetaan amul njëriñ. d'accord mais booy seetaan jéemal xool lan moo waral li am. sinon dafa bëri questionnement tout le temps point d'interrogation la scène bu ne am na lu muy wax. déjà caméra bi nuñ ko jëlee nu ne. am na information bu tax ñu jëlee noonu. d'accord ñëwuñu rek teg caméra pour ubbi par exemple bu ñu ubbee large pour ñu. am na lu tax ñu ubbi large. tout à fait bu seere amee am na lu tax seere am donc je pense que tey jii nit ku nekk booy nekk di seetaan yenn situation yi nii war nga bàyyi xel ci ëllëg ci biir lu war a mën ñëw dal sa kaw wala dara parce que bul seetaan dara dal nit mu metti rek nga ne automatiquement attends kii moo ko tey moo lii Mariam ñu gis ne vraiment mœurs yi ñi ngi dégradé wu grave xale yi des enfants de rien du tout mën naa ne xale yi ndaw yoo xam ne gaa ñi ngi nekk ci yoon waaye dafa mel ni yoon bi bëri na ay xaaxaam waaye moytuwuñu xaaxaam yooyu Mariam. waaw Rougui man damay wax rek ni xale yi léegi dañu yàkkamti. dëgg la te yàkkamti olof ñaar daf koy yàgg di wax. yàqundee kese la parce que tey boo demee ne xale bu ndaw ñu xool sa âge 20 ans 19 ans foog naa ni foofu tamit parents yi am nañ éducation boo xam ne war nañ ko gën a dolli ak surveillance parce que tey Rougui bu ñu xool parents yu bari dañu démissionné. surtout kër yi ñun ñëpp dañuy dem di liggéeyi. surtout lay xew suñu kër duñ ko xam. dëgg la la xale yi di def après ci seeni école duñ ko xam. kon jar na ñu leen di bàyyi xel bu baax. dëgg la surtout tamit ci affaire mœurs yi parce que tey da ngay gis xale bu ndaw Rougui ñëw ci parent am osé ne ko kii sama far la. te mu doon xale bu ndaw bu juddoogul. te Rougui loolu dafa doon lu doy waar loo xam ne ñun dañ ko war di bàyyi xel. parce que Rougui ñun dem nañ ba tollu yenn âge yi ñemewuñu sax. exactement. wax suñu mbëggeel ne ñu indi ci suñuy mbokk wala ci suñuy baay wala ci suñuy ndey. ne leen diw mi dañoo bëgg. ba de loo ci bëgg a sànni rek ñu tàggatoo waale waxtu bee ñu xaw a xoj mais nekk nga fu am solo. dafa doy waaw man de benn sentiment de désolation bu rëy laa ci am quoi parce que tamit boo xoolee mine de rien c'est des gamines quoi. ay 18 ans lañ am. effectivement et que tamit foog ñu situer responsabilité comme ni ko kii waxee quoi. man gaaw ma sax di juger nit quoi mais la responsabilité des parents importe aussi. exactement parce que tamit mënoo gis tamit benn xale boo xamante ne elle a juste 18 ans mu jugee dëkk ba dëkk ñëw nekk si Dakar. nga bàyyi ko noonu à son sort tamit. muy def lu ko neex loolu tamit foog ñu dellu si waat ci yooyu noonu ñu gën ko mën a wax defe naa jamono ci li leen war a gën a mën a waxtaan sax kay tabaay cinéma bi. exactement c'est lii moo très jaral important nga tàggatoo waale rek. waaw tey nga indi woon am na solo. waaw ñu ngi gërëm suñu invité bi Dial Thiam. jàng nañ comme d'habitude. enseignement bi leer na nañ defe naa fii ku fi jógee moom di nga am lu bëri loo yóbbaale. di gërëm tamit waa Acting Club ñoom ñoo ci ji leen seen porte à travers Nita. di ko wax yoon bi nii la na jàpp rek affaire yi moom tôt ou tard dina ñëw. di gërëm tamit ñëpp waa axlu cinéma. ni nga ko yàgg di waxee rek l'importance ce n'est pas de faire du cinéma mais de faire son cinéma. très bien
Mariam c'était un plaisir ah. li nga fi indi plaisir am na solo. Rougui ñoo ko partagé ñun ñëpp di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne tey ñoom laa bokkal plateau bi. te di wax rek ne nañuy bàyyi xel parce que tey bu ñuy bàyyi xel ci lépp li nga xam ne moo ñu war rek Rougui. lépp lu tegu rek dinañ fekk ne waajal nañ ko ba mën a jàll ci leneen. surtout ba mën a jàll ci leneen daal c'était un plaisir ah. waaw di nga ñu information. danaa à chaud delluwaat ñu kontaan. naa delluwaat mar incha allah di jox dig daje ñëpp mardi di xamal ne kontaanaat nañ vraiment mbégte bu yaatu di wormaalaat ñi doon seetaan di ñaan suñu borom di ñu may jàmm di ñu defal jàmm saay su ne di ñu musal ci musiba ak bala tëju ñu bunti ayib yi tëju ñu buntu xéewal yi di ñu may tawféex ñu fekkeewaat ko mardi ñoom jàmm te muyuti xërëm. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors Dial yow tamit c'était un plaisir vraiment partager ak yow plateau bi mais aussi taataan information yi nga fi indi mu doon loo xam ne daf ñuy yokk te daf ñuy jëriñ merci beaucoup. On est ensemble et plaisir lay doon comme ni ma ko waxee woon chaque fois bu ñuy wax ci cinéma parce que ñun suñu métier du ñëpp ko xam quoi donc plaisir la pour man et puis voilà sant leen gërëm leen yéen ñëpp. et que di ñaan yàlla suñu borom dolli ñu sàngal sutura parce que li am ci réew mi doy na waar li dal tey ji situation bi am ni mënoon na doon man mënoon na doon keneen ak donc prise de conscience toujours mooy ñëw étant jeune ak jeunesse bi yëpp ñu ciy bàyyi xel xam ne ëllëg du reer du añ du reer waaye lu mat a bàyyi xel la quoi lu mat a bàyyi xel la te xale yi war nañ ci bàyyi xel ah sañ-sañ nga de gis nga loolu. non dafa rafet. gis nga lu ma def tey. non wu ma. mais gisoo perruque bi sax. perruque bi kan la. xam nga fu ma jógee. ci Seydina Fall. fu mu ne Venise cosmétique fii ci Sandaga. fii. waaw maa la ko wax. foog ma jaar fa de temps am naa mbëtt bu bees. tey ma dee de tey rek ma dee. toj léegi nag ku bëgg a dem ci Seydina. defal 77 318 24 68. nga dem mu defaral la perruque yu baax am na yii ak yeneen ak yeneen. moom moo la koy defaral. non moo la koy jaay. nga dem defaral la ko waaw. barbe cheveux naturel am na yëpp waaw 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 ku ñu habillé ah. sam ne la sa sëñ gars yi tagg sa man ak yow. Marème kon nañu ko la habillé ku ñu habillé. man de sëñ bee ma habillé. sëñ bee ma habillé mu ngi noonu sëñ bee ñu habillé. kontaan nañu ci teewlu bi mbokk yi ñu ngi leen di jox daje demain à la même heure mais en attendant nag topp leen suñuy programme di ko subayal di ko seetaan li des ci guddi gi ñu ngi leen di jaajëfal ba suba ak jàmm.